Buonasera a tutti, salaamaaleykum wa rahmatulah yéen waa diaspora bi waa Sénégal ñoo leen di ziar den baala ak di leen baal di ñaan yàlla vidéo fekk leen si jàmm te bàyyi leen si jàmm te dañoo ñëwoon rek di leen wax li ñu naan lan mooy extra côté décret de Foulouse bi nga xam ne mooy 2025 bi jeex le 7 bi passé boobu dañuy na ngeen dattoor la war yi nga xam ne dañoo am désabilité mooy dañoo am l'invalidité wala ñi nga xam ne dañoo màggat ba ëpp ñooñu fi mu toll nii mën nañoo dooli naan fóori quota mën nañu ko dugal si année bi yëpp fekkee ne am nañ réquisites yi nga xam ne moom la ñuy laaj changement bi dara amul si fekkee dafa am invalidité science de chrétien du soxla ay réalité fekkee nag moom amul invalidité lu muy ancien état màggat dafa ëpp rek ma ëpp na 70 ans wala jëm yoo xam ne mënatul dara mais yorut invalidité booy mën na dugal ak ay hérédité bi nga xam ne am na ko wala hérédité famille soxla moom muy xaar yeneen décret de Foulouse bi nga xam ne mooy ñëw di 2026 bi nga xam ne xamaguñ datu exact bi kon lii mooy nouvelle tay bi di leen wax ne bu leen fàtte abonné cliquer cloche bi ba aimer partager ko pour ngeen am plus d'information si yeneen vidéo wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh